Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveurs. Liv Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. Bonsoir chers téléspectateurs dal leen ak jàmm ci biir appétissant tey plat bi ma leen di indil nag mooy blanc de poulet cordon bleu accompagnement bi dinaa defar ay pompaille donc lu yomb la lu gaaw la donc dañ koy ñëw rek léegi dóor mu daanu. fii maa ngi am jambon de bœuf am naa fii des tranches de fromage am pomme de terre pour pompaille bi chapelure des œufs déjà battus am fii farine am poudre d'ail am paprika am poivre am naa aussi sel blanc de poulet baa ngi nii ànd naa aussi ak samay produits Chef Aïda muy huile bi muy tamit mayonnaise bi ak moutarde bi léegi li may njëkk a def nag mooy gratter sama ay pommes de terre réserver ko su ma ko réserver après ma daal di ñëw jublu ci préparation bi c'est simple damay daal di saler poivrer def poudre de paprika ci biir blanc de poulet bi après ma incorporer ci fromage bi ak jambon ma daal di koy rouler ci farine ci nen ak ci chapelure après ñu saaf ko loolu rek la xam ngeen ne yomb na. léegi commencé naa éplucher pomme de terre yi voilà je rappelle que pompaille lay defar su ma paree dama koy daal di gratter avant ma koy saaf. pare naa nii gratter pomme de terre yi gratter naa ko ba pare ba def ci ndox léegi dama koy bàyyi mu reposer. léegi en attendant ma commencé ñëw nag assaisonner blanc de poulet bi léegi damay saler daal di poivrer léegi damay daal di def ay incision yi nga xamante ne ni fa laay mën a dugal jambon fromage bi j'aurai ça au finish daal di ciy def li nga xamante ne ni mooy épice paprika léegi nag su ma defee paprika bi ba pare comme ni ma leen ko waxee woon rek damay daal di ñëw def jambon ak fromage donc mën naa ko dagg ci digg bi jambon bi aussi je fais de même. su ma neexee aussi mën naa dolli ah ça dépend de ku nekk rek consistance bi nga bëgg plat bi am voilà léegi damay renfermer blanc de poulet bi voilà. léegi lii laay am comme résultat avant ma koy rouler ci farine bi même procédé bi rek laay répéter pour li des ci blanc de poulet bi voilà vous voyez comment c'est facile à faire. pare naa incorporer sama ay jambon fromage ci biir blanc de poulet bi mën naa def poudre d'ail bi ci kaw relever goût bi tuuti comme que poulet la ñu am. voilà léegi yi laa am naa farine am naa nen am chapelure léegi li may njëkk a def mooy pané ko ci farine bi d'abord dama koy pané bu baax parce que blanc de poulet bi des fois day am ay trous donc pour éviter que su ma passer à la friture muy bënn wala yi ma dugal ci biir di daal di génn wala tey jii duma am assez de croustillant mooy waral may insister bu baax ci pagnol bi. su ma paree ak farine bi je passe ci nen bi su ma paree ci nen bi ma terminer par chapelure bi pour apporter beaucoup plus de croquant. lii kese la léegi pané naa sama blanc de poulet léegi damay terminer par bii même je refais la même chose. léegi nag on passe à la friture des cordons bleus ak préparation pompaille bi ma daal di égoutter pomme de terre yi ndax su ma paree defar ginaar yi rek pompaille bi moo ciy topp pompaille
doom nday tey cenc nga tey dama laa li bañ ma a def sonal moom tey kontaanuma ci dama laa bañoon a sonal moo tax ma ñëw rek ma la bëggoon defal surprise toggal la lépp tegal la nga xam ne dangay yeewu rek non toon nga ma gis sa añ pare nga ñëw lekk sa plat boo paree lekk sa dessert. non bëgguma li man dee ma sonal man naa sonn man bëgguma nga may jàmmal loolu nga bëgg. waaw dee ma sonal ma lay yëngal. waaw tey foo génn ni blanc de poulet cordon bleu gisoo ni ma panee ginaar gi nii la gis nga ni ma panee ginaar gi nii bindal cordon bleu. waaw accompagnement bi des pommes pailles laa defar waaw kese bu ñu paree laal suñu dessert bu baax ëpp na mu neex. te daal lii doon loo ji kese nga décidé daal yii mu ginaar gi dafa am ay surprise nag ci biir. dafa am ay tey amoo surprise ci lu biir koy gunge ak yooyu ah bu ñu xam nga ni am nañ fi mayonnaise am moutarde. non faaw ñu wut lu koy gunge accompagnant bi du ñu mun a ñàkk xaaral xanaa boobaa yaa koy defar. les sauces waaw amoon naa nañ def tartar xanaa du ma am fit tartar defoon naa ko fi de. waaw mu ngi nii ma bind man kañ fi doon dara réeru ma si mbiri ku koy defar. man nii ingrédients yëpp am naa ko xaaral ma xool fii léegi yow kon li da nga ko prévoir non du loolu damaa ñëw gis lii mu wét yow ah kon ñu sauce tartar kon. nee na day indiwaat tey sauce tartar ak suñu plat bi de toute façon sax. waaw lépp ak mayonnaise chef Aïda rek la. lay àndal ah foofu kon man toj damay bu gën a pare saf. xaama saaf sama ginaar saaf sama ay frites. waaw ah toog bàyyi la ak sa sauce tartar. ah waaw. kon xaaral ma jël ba Comme que- si dem nii sama bolom not bi am na fi njëriñ de waaw baax na. léegi man maa ngi saaf ginaar gi bind. bismillah. léegi nag gis nga sama friture yow. nii macha allah jongo ma na te dara xewagul te dara xewagul. cum ginaar gi nee naa dafa am ay surprise ci biir. du ma la wax sax yow daal jàppal ne cordon bleu la. kon daal à tout moment mën naa cee daj lu mun ne ngay ba mën nga lekk daj ay affaire. looy wax nii barke yàlla. kon tey fii nar naa toj aal ma léegi ma nga def sa tablier. waaw ok ñëw defal sa sauce tartar. mi ngi noonu yaa nga ca de waaw ragaloo sama couleur. mais yow sa teint lan la daay la. borom sauce tartar waxal nag ca kaw. lu ma nam ma mën a xam nag ndax war a gën a mën a jox kii. lu ba ma nu mu nam tudd dara. lii lan la du sama mayonnaise chef Aïda waaw. waaw kay kon xam nga ne li may def xam naa ko ah man maa ngi xool. li ma bind xam naa ko defuma man rek da ngay fontu en tout cas la sauce tartar bi ak ni muy wexee noonu di am saveur yi ni muy dàkkanteeg yooyu. di saf di neex xam naa ne boo ko booleeg lii bi mu ngi doog a ñëw sama xel sax nag. mi ngi noonu xam naa def naa sama mayonnaise lii lan la du nen buñ baxal Waaw. dagate ko waaw ma nga noonu nga def ci biir. def si biir lii kaap dafa ma de xam naa tuuri de lépp laa bind lii lan la cornichon de la. mi ngi noonu lépp a ngi ci biir dox daje sama doomu soble liiru soble yi échalote. mi ngi noonu nag en tout cas de bluffé nga ma moom. tey moom dama la choqué tey rek danga ma naroon a siif kat ñëw doon togg yow kase wala couleur cordon bleu bi. yow lii lan la nii ah ma teg ko nii. man li nga wax ba léegi moo ne sama xel nga ne daal lépp a ngi ci biir mën naa seef daj lu ne mën nga cee daj lu ne yow duma la wax lan moo nekk ci biir. damay Yow bàyyi bu ma ko wax sax loolu du ma ba nga arrangé. dégusté ba pare. Yow nëbbu après ma yow ko. yaay découvrir xam nga lu ma dese dafa pomme de terre yi. tey nag yóbbuwuma la frite pomme paille laa la defa dama gratter pomme de terre bi. pomme la pomme paille. pomme paille. bismillah. merci voilà léegi su ma xasee ba def pomme de terre bi damay wàññiwaat feu bi. muy dugg voilà. man daa mel ni sama kii pare na de sa sauce kaap sa sauce kii sa sauce Tartar. tartar ëpp na. voilà léegi damay bàyyi nag sama ay pomme de terre ñu ñor. waaw dama koy bàyyi. léegi dama ko am na lu ma fàtte de loo fàtteeti. si rey ma persi wax nga dëgg. da cee war a am di foo ne nday nag jot na ma bàyyi la ak waañ bi. non lii jot na ma bàyyi la ak waañ bi. persi bi ngay haché nii def ko ci kaw. te moom nga mujjee. non pour yow man maa dof dof fu ma di Sa nii. léegi xam nga am. voilà. ndey pare naa sama ay pompaay
gis yaa mel ni ku joxu la espèce su chips yooyu noonu. nga to ko la ma jox. nga da ko la jox waaw ba tey baax na ndey. am nañ tere de. léegi daa mel ni pare nañ de. xoolal suñu alignement. sa couleur. macha allah macha allah léegi defar nañ suñu ay pompaay defar. tartare bu fàtte sama tartare bu baax mi. waaw dégg ko li ma la yow nag. defar nañ ko ba pare léegi xam nga lu des. yàq ak non. yaa waroon defar dessert bi nag. non yow defaral ak yaa ma ko tàmbali. dessert moom sawaru ci moom dessert. nee naa la bu may ñibbi. dessert bu may ñibbi incha allah. maa ngi defar. d'accord donc on passe au dessert et après on passe à table. dessert bi ma leen di indil tey nag feuilleté choco banane la moom laa leen di indil donc pour defar feuilleté choco banane am naa fii déjà pâte à feuilleter boo xam ne nii defar nañ ko ba pare am crème liquide sucre glace du chocolat noir am banane des œufs pour defar pour buñ koy dooreel. alors li may njëkk a defar nag mooy ganache bi nga xam ne dama koy defar à base de crème liquide et de chocolat noir léegi damay def crème liquide bi bàyyi ko mu tàng. damay ajouter directement chocolat noir bi nga xam ne day gaaw a fondre voilà donc damay remuer progressivement rek ba ma am complètement mélange bi ma bëgg. léegi ganache bi pare na mu ngi nii léegi dama koy daal di def ci récipient bi rek bàyyi ko mu reposer. lii des rek mooy damay passer directement au montage vu que sama ganache pare na dama koy bàyyi mu sedd ma daal di jël sama benn plaque def papier sulfurisé ñëw étaler sama pâte defar sama feuilleté defar sama ay garniture ak yooyu noonu dugal ko au four. bu ba tey maa ngi ci pompaay bi. gis nga ko rek mu lay jox goût chips noonu. mën nga ko defal sax sa kii alaaj ni ngeen toog di waxtaan mu ciy fo. comme entrée wala tey ji matinal bi avant añ yooyu noonu rek. amuse-gueule. day neex. gis nga. mais sa surprise maa ngi koy sénde. ay lii ma gis ci biir nii lan la tamit ñu joxoo ma ko de. nee naa la ginaar gi dafa am ay yëf ci biir. ay mbir ci biir mu ngi noonu nag. loolu naroo jàmm tey. looloo waral ñu naan cordon bleu. waaye man tamit. mayonnaise bi neex na trop. am na ci goût de. am na ci goût. mais foofu sa sauce bala sama sauce. ca tartare bala. lii doo ma neenal ndeysaan déggal lii. foog ma sama laaj tartare lan la tey. xam nga li ñu ma ñàkkoon ko ci def xam nga wóorul. wóorul. mu gën a neex ci sama dégustation. ndox ma la xool sa xeetu dessert. feuilleté. nga def say rakkin cag ni kenn xamul loo xaaj. te xoolal nag bii tam ci biir dafa am ay surprise de. bii tamit. waaw tey daal surprise nga génn ak man daal. surprise laa génn ak yow comme que danga maa surprendre nii. ñëw def sa tartare te xaaruma la ci woon. donc c'est normal man tam ma defal la surprise. déggal di macha allah sama xarit. togg rek lay def ak noppaliku macha allah sama cat ak sama tutu morom. li ngay def moom teg nga ko ci. fi mu ne nii mënatuma la. fi mu ne nii yi ngay def. gis naa ko yaay sama kii nag. coach waaw. yaa ma jàngal. damay ragal nag coach bi élève ba mu jeeraw coach bi ndax lii dafa ëpp tartare bii. mën na ne sama tartare doy na ma ñun tartare bi ko defee jën lañ ko boole noonu. waaye ndekete ginaar bee dàq. si la dàqee. ñaar il faut que woo mu wuyu la. en tout cas. nawle nañu wax di daal déedéet. waa jàmm. yow yaa tëj buntu yi wala lan la nii. yan buntu. buntu bi. kër gi xam ne macha allah. li la ci li ñuy wër ci jigéen ñëpp mi ngi ci yow. jongo ma 5 continent bi yëpp. macha allah taar kaala sama cat morom. togg rek nag tamit macha allah nga mën ko. yow xam nga ni ji góor bu la ñemee biiram du jooy de. waa mi ngi noonu waa léegi lan la kele yi nga denc foo ko denc. ma ubbi. yan kele. caabi bi nga tëj xale yu góor yi lan moo tax ubbi loo leen ko ba tey wala dañuy fëgg nga neen toog leen noonu lan la am na lu ciy ruus daal bu fekkee da ngay dàqe wax ma. man dàqeewu ma. waaw léegi lan la. ma kenn dafa jotagul rek ndey ñaar. jotagul bu jotee yomb. dëgg la waaw. bu jotee yomb man mariage tamit moom xam nga rek. du ay foo daal dégg naa dëgg. du finalité waaye. étape bu importante la. dëgg la
voilà étape boo xamante ne nii tey jii sa partenaire ki nga war a àndal ba yàlla di def li gën. ndeysaan ndeysaan. du ay foofu da nga war a jël sa temps choisir ki nga war a nekkal. dégg nga après nag xam nga di boobaa day neex. sëy dafa yaatu. waaw du benn fan du ñaari fan. du benn fan du ñaari fan. voilà dëgg neexul. te dégg nii naa la dëgg de chaque jour nga teg ma ci heure teg ma ci axe li nga wax nag dëgg la wax nga dëgg de sëy moom du yaa ngi nii bu jotee rek yomb. jël sa temps def sa choix bu ne non non du lool de. sama biddéew moo fàq xam nga li mag ñi daan wax rek ku sa biddéew fàq. nga dem macha allah li nga wax dëgg la lu jot yomb. te buy ñëw sax dalay bett man ba muy ñëw daf ma bett. ñu ngi noonu yow it buy ñëw ci ak la nga xew yëpp. non daf ma bett yow it buy ñëw ci yow. noonu la lay bettee macha allah loo xaaral fi mu toll nii incha allah. maa ngi la koy ñaanal yàlla léegi def jàmm. amiin waa ji ñëw bu defee ñu jaagat def xew boobu yaa ma gën a xam. togg yi moom boobaa maa koy gérer li ma bind sama bloc nag. mais est-ce que doo gérer langue gi. gën kon li ma jàng fan laa koy tare ci biir nit ñi laay def samay sauce ak samay crudité ak samay dessert nii laay daal mooy li ba chef Aïda ñëw ak yëf yi bagage. waaw teg samay moutarde chef Aïda lépp teg bu defee ñu ne xolal la ko ndey ñaay defal loolu laa la man loolu laa lay fayee fi mu toll nii fayee gu ma la de ma lay ñaanal bésu jàmm ak salaam li ma jàngal yëpp ma togg ko nii gan yi ku ñëw di yaay tànn sa bu la neex lay yaa ma ko promettre. maa la wax li yaa ma ko promettre waaw kon baax na. ba boobu incha allah. macha allah. Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. Les poulets fumés Atis à la découverte d'un concentré de saveurs. Liv Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur.